jàngeen jëf benn waxtu moo jot ca tribunal bu Thiès xabaar yi ci kàllaamay Kocc ngeen jéggal ñu ci titre yi ñu daal di kon door dem ca doonub Thiès Babacar Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Malal Junior Diagne ndax dafa mel ni li nga xam ne mooy jàkkaarloo bi Cheikh Béthio waroon jàkkaarloo procureur ak doyen ak juge d'instruction bi yemb na ba Cheikh Béthio mi ngi war a génn tribunal bi mel na ni li nga xam ni moom mooy inculpation bi am na te fi mu ne nii gars yi ñu ngi wutali kaso ba daa mel ni ndax am na woto yu jiitu yoo xam ni dañoo jiitu dem ca yoonu prison bu Thiès Cheikh Béthio mi ngi génn ci garage bi nga xam ni fa lañ ko dugaloon biñ koy dugal ci tribunal bi oto yi nga xam ni ñoo ko dugaloon ñi ngi commencé placé wu ndànk-ndànk kon inculpation bi di mandat de dépôt bi daa mel ni yemb na fi ñu toll nii daal ñi ngi xaar Cheikh Béthio génn ak convoi bi nga xam ne moo ko dar oto gendarmerie bu xarañ moo ko Cheikh ak yeneen camion gendarmerie ak yeneen auto gendarmerie ak yu police yi ñoom ñëpp a jaxasoo jamono ji police ak gendarmerie kon mandat de dépôt bi daa mel ni sotti na dafa mel ni tey Cheikh Béthio ci kaso bu Thiès lay yendu gannaaw ba nga xamee ni indi nañ ko fii ci tribunal ci suba gi defeere ko fi procureur jàkkaarloog moom soo ko itam ñàkkul jox ko ceeg juge d'instruction bi ba loolu mën a yemb fi ñu toll ni daal ñu ngi xaar watam génn di wata gi nga xam ne sax am waaye wata ak gendarmerie lañ ko dugaloon di voiture banalisée doon jéem a tromper vigilance journaliste nañu ñu xatalee woon sax te bi muy yegg si daanaka wute na ak bi muy génn léegi ndax may nañ ñu ñëw ba jàkkaarloog garage bi nga xam ni fa la woto bi ko war a yóbbu prison sans doute di jaar kon daal fi ñu toll nii Malal Junior Diagne la nga xam ni fan yëpp moom lañ doon njort di li nga xam ni mooy demuk kaso Cheikh Béthio ak tentatu ni ñu jàppoon ca mbir la xewoon ca kër Samba Laobé daa mel ni mi ngi waaj a yemb ni ma la ko waxee sànq am na auto police yoo xam ni fees dala ci policier jiitu ci nañ ci yoonu prison bu Thiès di maison d'arrêt de correction bu Thiès ndax foofu lay nekk ci biirug liñ koy téye ci kaso bem déet mën naa bañ a nekk loolu mën naa am boo deful ndànk ñu transféré ko beneen dëkk waaye faaw ñu denc ko fii ba noppi bu fekkee dañ ko emprisonné doo ko mën a def li ñu naan transfèrement kon Malal Junior Diagne ba tey ci wàllu woowu ñu wax ni daal ne ni dispositif bi daal nay taxaw policiers yeeg gendarme oto baa nga noonu di génn dafa mel ni am na woto buy génn oto gendarmerie mooy génn mooy camionnette bi nga xam ni moo koy jiitu escorté ko du ñàkk ni beneen woto ba tey topp mooy bi nga xam ni ca la ne moom Cheikh Béthio kon waa GIGN ñoo génn nii jiitu yor seen i masque ak melokaan wu doy waar bu raglu ñoom ñoo jiitu jamono ji ndax seen woto boobu mooy jiitu bu Cheikh Béthio bi maanaam bi ñu def Cheikh Béthio war cee topp kon loola moo xew jamono ji ci diwaanu Thiès gannaaw ba 1h jotee. Babacar ndax Cheikh Béthio mi ngi ci yegg si woon 10h bi mu tegalee 45 minutes kon jàpp leen ni li nga xam ni moom mooy Cheikh Anta waaw. waaw maître Seydi son avocat moom mooy bëgg a def déclaration xam naa daal woto yi yëpp yemb nañu dafa mel ni prison bu Thiès la ñuy jubali yóbbu fa Cheikh. waaw avocat baa ngi nii Cheikh baa ngi nii di génn mi ngi nii di génn ñu koy yóbbu prison bu Thiès kon Malal Junior Diagne Cheikh Béthio ñu ngi koy yóbbu ca kaso bu Thiès di maison d'arrêt de correction ba nekk quartier bi sax nu mu tuddati 10e kon foofu lañ koy yóbbu jamono ji waaye li nga xam ni li nga xam ni moom déclaration maître Ousmane Seye en direct Malal Junior Diagne. Voilà, M. Béthio vient d'être entendu par le juge d'instruction du premier cabinet du tribunal régional de Thiès. Il a inculpé de différents chefs d'inculpation, de complicité d'homicide, de détention d'armes sans autorisation, d'association de malfaiteurs, de recel de cadavres et d'inhumation de cadavres sans autorisation. Et après lecture des chefs d'inculpation, il l'a mis sous mandat de dépôt, dit-il, pour éviter le trouble de l'ordre public. Donc nous en prenons acte et nous reviendrons incessamment devant le juge d'instruction pour initier des procédures pour obtenir la liberté provisoire de Cheikh Béthio. Ce que je veux dire simplement en droit, je crois que nous venons d'assister à ce que j'appelle moi la responsabilité pénale d'un marabout du fait de ses talibés majeurs. M. Béthio a été déclaré responsable d'actes délictuels ou criminels commis par ses talibés. Et on n'a pas la preuve qu'il a aidé ou assisté ses talibés dans l'assistance de ces crimes ou de ces délits. Nous en prenons acte. Voilà ce que j'avais à dire.
Oui, il sera transféré à la prison de Thiès. Actuellement, vous avez vu tout à l'heure. Mais incessamment, peut-être même. Parce que vous savez, en cette matière, on ne peut introduire la demande de mise en liberté provisoire tant que le prévenu ou bien le détenu n'est pas entendu au fond. Donc il faudrait que M. Béthié-Thioune soit entendu au fond avant qu'on initie une demande de mise en liberté provisoire. Mais je viens de déposer devant, entre les mains du juge d'instruction, une autre demande, une autre requête. Ils sont en train d'être entendus, et ils sont assistés par des avocats. Et je crois qu'ils ont le même sort que M. Béthié-Thioune. Je ne pense pas. Mais je l'ai déjà cité, hein, c'est association de malfaiteurs, homicide volontaire, recel de cadavres, non-autorisation d'un crime, etc. Voilà, léegi Cheikh Béthié-Thioune juge bi déglu na ko juge premier cabinet bi mu ko dégloo ba pare nee na ko daal yoon daf koy topp ci ay délits yu mel ne ay mbooloo yu daje pour def lu noonu mooy association de malfaiteurs ay arme boo xam ne yore na ko ca amul autorisation mais foofu moom Sëñ Béthio nee na ko am na autorisation arme te dina ko jox am na autorisation arme néew boo xam ne dafa am ca waxuñu ko ñu ko war a wax mooy non dénonciation de cadavre recel de cadavre ak homicide complicité d'homicide maanaam ku loxoom dugg ci ay nit bi mu ko waxee ba pare daal di ko mettre sous mandat de dépôt wan ko ne ko daal dañ koy looñ daf koy topp dañ koy yóbbu kaso. Alors man li may wax ci droit mooy Sëñ Béthié-Thioune fi mu nekk nii liñ ko jàppee defu ko ay taalibeem moo ko def te ci yoon moom ak digganteem ak taalibeem amul benn lien juridique su peut-être lien moral la am bu fekkee loolu la nag la ñu initié tey kooku dina doy waar parce que loolu mooy ku fi amati taalibe lu taalibe ba def rek ci yow lañ koy tëdd so kooku bu fekkee ne ci mbirum yoon la dina am sëriñ yu bëri ci lañ leen jàpp fii dañ leen ci kaso bi parce que yoon dafa sew te boo koy def da nga ko war a teg ci yoon boo ko tegul ci yoon nag déye lay indi moo tax ma yaakaar ne lii ñu teg tey Béthié-Thioune amul benn firnde boo xam ne am nañ ko ba teg ko effectivement xeex am na dee am na suul am na mais yëgul tinul nit nag li ñuy wax ci affaire pénal kenn mënu koo topp ci li mu deful affaire matière pénale mooy li yoon di wax le délit il est individuel la responsabilité pénale est individuelle affaire pénal affaire teg loxo nit ki lu mu def rek lañu ko mën a toppee mais keneen du def ba pare ñu topp ko ne kooku la ñuy wax presque civil la civilement responsable loolu amul ci droit pénal te loolu la ñuy def tey maanaam ñu ngi topp Sëriñ Béthio ci loo xam ne defu ko ay taalibeem ñoo ko def donc taalibe yi nga xam ne sax ñoo ko def ñoom wax nañ ne ñoo ko def jàpp nañ leen kon xamatuma lu tax ñu koy caat ñoom ñu ngi fii fi mu nekk nii ñu ngi leen di déglu nañ leen teg loxo comme ni ñu taxee tegee loxo waaw bëri na xam nga chef d'accusation moom lu la neex rek nga teg ko mais léegi am solo mooy ndax dossier bi ñu indi fii ci tribunal chef d'accusation yooyu am na ci buñ xoolee dossier bi est-ce que dañ ko ci fekk loolu moo am solo te fi mu nekk nii ñun dañ xool dossier bi fi mu nekk nii dañ ko lijjanti dañ am accès au dossier dañ leen ci wax lu gën a leer mun nañ def milliards de chef d'accusation mais li ci am solo mooy ndax chef d'accusation yi am na wala amul ndax buñ ubbee dossier bi dañ ci am ay firnde wala duñ ci am ay firnde ba fi may wax ak leen léegi man mun naa leen wax fii ne leen chef d'accusation yooyu ñu teg ci ndodal Béthié-Thioune benn amu ci te buñ demee ci dossier naa leen indi firnde ne benn amu ci dañ ko def suba ko mais kooku juge d'instruction bi moo koy décider bu ko defee ma déglu ko suba moom du xam naa du yàgg parce que du yàgg yaakaar naa ne du yàgg parce que quand même mooy Béthié-Thioune kilifa liñ koy tuumaal defa ko donc il faut que ñu accélérer dossier bi ñu xool ñu xam fan la féetee. est-ce que dafay fi ne ni ngànnaay boobu ñu utiliser non loolu mënuma ci dugg xam nga ci instruction bi lañ nekk man du ma divulguer le secret de l'instruction en tout cas xam naa loolu daal mooy ngànnaay am na ngànnaay am na autorisation bi moom nee na am na autorisation am na gànnaay am na autorisation mais ça va pas dire que moom moo rey wala gànnaay moo rey moom ñu ngi koy yóbbu prison bu waaw. kon Malal ñoo ko déggandoo noonu Cheikh Béthio jamono ji ñu wax ak yéen sax war naa yegg fii ci kaso bu Thiès bi nga xam ne fa lañ koy denc gannaaw li nga xam ni mooy li xewoon ca kër Samba Laobé ba jàpp ko garde à vue ko ci gendarmerie bu Thiès laata ñu koy defeere tey ci suba fii nga xam ne moom mooy tribunal bu Thiès procureur janook moom jébbal dossier bi juge d'instruction kooku teg ay tuuma yu diis ci kaw Cheikh Béthio kon fi ne nii ma nga ca kaso bu Thiès war fa yegg si xam naa bu fa yegg si itam la ci des bëriwul
bu ko defee nag ñu jublu ci yeneen fànn yi maanaam lu ñuy wax audition au fond loola juge d'instruction bi moom mooy jël temps xool kañ la koy def ndax avocat yi li ñu bëgg maanaam liberté provisoire bi sax bala ñu ko mën a def faaw ñu def audition au fond ci juge d'instruction bi waaye loolu mën naa doon ëllëg mën naa doon fii ak fan wala kii semaine moom daal ça dépend rek ci juge d'instruction bi waaye maître Ousmane Seye moom nee nañ na seen kéem kattan ba mu gaaw loolu daal moo fi tukkee fii ci diwaanu Thiès Malal Junior Diagne kon Cheikh Béthio Thioune juge bi yóbbu na ko kaso denc ko fa gannaaw ñaari tentaku yi nga xam ne ñoo dee woon fële ca kër Sambalaw ba dimanche ci guddi yeneen tentaku yi nga xam ne jàppale woon nañ leen te ñi ñu jox ne ñoo rey ñaari tentaku yeneen yi sax ñoom it ñu ngi fii ci tribunal ba léegi war a jàkkaarloo procureur kooko def fa mu jaagale seen njiit Cheikh Béthio ngir ñoom it ñu yóbbu leen kaso du ñàkk. Babacar. waaw Malal. laaj bu mujj bi mooy cantakon yi nga xam ne kenn jàppale ñu nekkoon Thiès di yëngal anoonu. ñooñu fi ñu toll nii mënuñ leen a seen ndax zone bi dañ ko boucler ci suba ba léegi waaye ñu ngi tasaaroo ci dëkk bi police nag maa ngi sax fàtte sànq ay waxtaanu waa police seen i kilifa ñuy wax ne daal fi ne ni ñoom jël nañ seen matuwaay ba débordement daal nee nañ dinañ def seen kéem kattan ba du am ci ñoom ni ñuy defee seen i technique ak seen matuwaay ngir daal dëkk bi ba ngay yëngu. Babacar. waaw Malal. léegi desal ci ligne bi ñu daal di jël soxna Penda Mbow. desal ci ligne bi ñu daal di kon nuyu soxna si Penda Mbow maa ngi lay nuyu. waaw Malal Junior maa ngi lay fay. laaj bu njëkk bi mooy Serigne Béthio dégg nga ni gars yi wax nañu ko yóbbu ca kaso 6e ca Thiès ban jàngat nga am ci loolu. waaw Malal Junior li xew yëpp ñun ñëpp ko mettit lu ndax tey bu ñu sañoon képp koo xam ne nii da ngay taxaw ni yow da ngay taxawal diine di waxal diine ci luñ lay mën ci dégg rek mooy li diine santaane li diine woote moom lañ lay ñaan waaye nag bu fekkente ni organisation dafa dem ba ni muy doxe ak na muy dunde ak la ca ne waxuma sax diine waaye état sax daf ko dépassé loolu il faut ñu delloo sa xel yi Cheikh Béthio Thioune moom ci boppam administrateur civil la jàng na xam na luy loi xam na luy état bu mbir xewee nag état dafa am nu muy doxe loi dafa am cër parce que ñun ñëpp ba ñuy xeex ay ati at dañuy xeex pour indépendance justice dañuy xeex pour justice def yoon jaar ci ku mu mën ci doon nag parce que itam réew buñ koy tabax àdduna société buñ koy tabax aussi dafa am ay charte yoo xam daf ci war a taxaw tey lii xew na moom responsabilité ne serait-ce que morale ndax moo jiite njaboot ci waaw nañu bàyyi lii nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo wéeru ci justice ñu doxal seen liggéey leeral ko moom am na ay avocat ñu xool ba xam fu muy sottee waaye bakkanu nit dafa foor du benn du ñaar ak conditions yi leen reye ñu am ay waajur am ay mbokk am ay njaboot day foog ñu leeral loolu may dellu si nag di wax ne nañu ci delloo ci seen xel surtout xale yi dañu xam ne seen avenir lenn na mënu ko tabax lu dul ñoom ci seen bopp ñu am seen autonomie jël seen responsabilité liggéey ngir seen bopp ngir jariñoo ko parce que lii am dafa mel ni bokkul ci biir état bokkul ci biir droit dafa am société boo xam ne dafay dox ci règle boppam loolu nag mënul dëppoo ak société de droit te comme tey dafa am changement yoo xam dafa dépassé sax nit cadre nit parce que dafa nekk loo xam ne tamit yàlla dafa dugal loo xam ci changement yi am waxuma Sénégal mais ci àddina bi. Penda. parce que itam il faut ñu dellu ci état de droit boobu nag mënuñu ne dañ koy construire am ñoo xam ne nii dañuy rëcc état de droit bi am ñoo xam ne nii duñ ci bokk am ay groupe yoo xam ne nii dañuy nekk aussi def loo xam ne dëppoowul ak état de droit. léegi loolu itam day tax. allo day nasaxal société day nasaxal réew. Penda Mbow. te nag waaw. laaj beneen bi ma la bëgg laaj mooy ban jàngat nga am ci nii maître Wade njiit réew mi fi nekkoon taxaw temm ci jàppale Cheikh Béthio ci mbir mi. loolu mooy maître Wade tey su continué woon nekk ci pouvoir bi ba su tey bii lii dañ koy muur dañ koy sàng kenn du ci xam dara kenn du xam lu xew te day protéger ñi nga xam ni ñoo def wala defuñu wante ñi jiñ ñi ñoo def moo loolu nag loolu lay wane moom maître Wade
dafa war a nekk nit koo xam ne nii dafa war a dooleel droit dafa war a dooleel état de droit mais ni muy doxalee ba mu fi nekkee ci nguur gi ak ni mu ko bëgg a doxalee dafa doy waar te maa ngi koy ñaan nag ni ko na bàyyi affaire bi mu bañ ko instrumentaliser yaakaar ni bu ko instrumentaliser pouvoir bu bees bi lay wàññi dooleem déedéet du wàññi pouvoir bu bees bi dooleem mais dafay renforcer li taxoon ñu koy xeex ba jële ko mooy moom doxalul yoon moom dafa nasaxal droit moom dafa nasaxal état de droit buñ ko politiser bu yaakaari itam ne bu ko instrumentaliser dana mën a récupérer santakun yi pour ñu mën ko jàppale ci élection législative yi juum na parce que suñ ko mënoon a jàppale kon du ñàkk nguur gi ba su élection ba kon nag man maître Wade dama koy ñaan mu génn ci espace public bi tey génn ci li xew am na parteem ñëpp ne nekk ay xale nañ jël parti bi taxawal opposition liggéeyal démocratie waaye moom maître Wade mu neex ko mu naqari ko mu bëgg ko mu bañ ko wala wéy na jeexal na ci politique jeexal na ci mbirum nguur na bàyyi lii muy def di instrumentaliser ay groupe di récupérer ay nit di taxaw di recevoir guddeeg bëccëg day sonal boppam rek moom li mu war a def na ko la page et l'histoire de Ablaye Wade est définitivement tournée par Dieu et par le peuple sénégalais. léegi ma bàyyi laaj Antoine am na laaj yu mu la war a jox waaye laaj bi ma la bëgg laaj mooy itam gannaaw wax nga ci nguur gi mi fi nekkoon ak dama war a taxawee ci loolu nguur gi fi ne lan moo war a nekk taxawaayam suñu bu sukkandikoo ni ci moom Macky Sall waxoon na ni Sénégal yëpp ñu war a bokk àtte ci kanamu justice. ma ne la nguur gu bees gi fi ne ñi ko xeex ba nguur gu bees gi taxaw li leen tax a jóg mooy état de droit maanaam justice du fi nekkal ñu ñàkk ñu mën am nasaxal ñi nga xam ne nii amuñu te exécutif bi mooy président de la république bi pouvoir la justice bi pouvoir la assemblée nationale pouvoir la ku ne na doxal pouvoir am loolu la ñuy xeex ay ati at léegi conditions yi nekk na pour loolu mën a nekk te képp koo xam ne da nga mës di xeex pour loolu da nga ci taxaw daf la jaral daf la soxal ndaxte itam bu ñu xoolee ni ñu mobiliser woo juróom-ñetti weer yii ci gannaaw ci cadre M23 wala ci yeneen cadre mu metti mu neex mu am répression ñi ñàkk ci seen bakkan parce que li leen ko jaral mooy amélioration wu ni ñuy refonder état ak république ak amélioration fonctionnement suñu république loolu moo ko jaral ñëpp moo tax ñëpp aussi dugg ci kon tamit bu ñu ñekkee ba loolu ñu gis ci bunt kenn tamit dootul nangooti di ci dellu gannaaw. jërëjëf président de la république exécutif bi ak wàllam. jërëjëf lii mbirum justice bi la nañu bàyyi justice bi mu doxal liggéeyam. jërëjëf soxna Penda Mbow Antoine Diouf dikkaat nga ci studio bi. indi laat ñu ay ponk. waaw xanaa rek malal di jàpp ne liñ teg ci kaw Béthio dafa nekk ay chef d'inculpation yu diis ndaxte bu ñu waxee complicité d'homicide maanaam rey nit bu ñu waxee homicide. association malfaiteur maanaam def voilà lu ñaaw. inhumation cadavre sans autorisation. suul nit ci am loo kayit bu suul. waaw ak détention d'armes sans permis alors loolu nag dafa firnde rek bu ñu toppee wàllu yoon am na acte boo xamante ne moom la méngool. te ci fànn googu dinañ ci jokkoo ak ay juriste ñu leeral ñu lan lay yoon wax ci fànn googu la bu ñu la accuser complicité d'homicide ak association malfaiteur ak inhumation cadavre sans autorisation ak détention d'armes sans autorisation également ñu xool lan mooy sanction bi ci wàllu yoon xam naa nag loolu jar na leeral auditeurs yi. voilà mu ngi noonu kon di ponk yooyu ñu teg ci tuuma ci ndoddol Béthio Thioune ba tax procureur ba di ko yóbbu ko ca kaso ba ca 6e ñu jël ci téléphone bi Serigne Modou Boussa Dieng moom mooy njiital guide religieux yi ne ndaw yi ne ci mim réew sëñ bi Dieng maa ngi lay nuyu. jërëjëf maa ngi lay di fay. njàngat lan nga am ci nii moom Béthio Thioune yoon da koo teg loxo def ko mandat de dépôt yóbbu kaso ba. bon damay laaj ñaari justice dafa am Sénégal wala benn rek la. lu tax ngay wax loolu. justice bu ñu nekkoon bii passé. waaw. bi ñu jàppee Barthélémy Dias man mii ak samay morom ak ñëpp ñi xeexal démocratie dañoo taxawoon ni du justice dañu ko faire face ci doon wax léegi ànd ci opposition bi nekk tey pouvoir ànd ci ñëpp ànd ci mais tey bu ñu jàppee Cheikh Ba tur ñu ne non justice danañ bàyyi justice def liggéeyam kon semble-t-il que y a 2 poids 2 mesures
dafa am super citoyen sénégalais boo xam ne bu ko justice condamné du yoon ak citoyen ak sous-citoyen boo xam ne bu ko justice condamné yoon la. Donc j'appelle tous les religieux de toute obédience confondue de faire face à cette injustice. C'est une injustice flagrante. Cheikh Béthio est une autorité morale bu am ay talibé xeex këram am 2 morts. Il y a un lien juridique entre le marabout et ses disciples amul fenn bu dee loolu kon dinañ jàpp sëriñ fépp ku am ay talibé ëllëg lu fi xew ñu ne yow la dama ne Sénégal gii bu ñu fi bëggee jàmm non de la justice non de la paix Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk de même degré de citoyenneté mais bu fekkee ne justice day traité d'une manière boo xam ne ñiy féete kooku dañ ciy gis acharnement wala ñu gis ci stigmatisation ça ne fait que basculer le pays vers la radicalisation et vers l'anarchie totale. loolu moom suñ ko déggee ci wolof mooy da ngeen bëgg taxaw yéen kuréelu sëriñ si yëngu-yëngal. Ah mais je soutiens farouchement Cheikh Béthio. Vraiment yërëm naa ko trop. Son âge bi mu am tey at yi mu am tey autorité bi mu am tey la détention est exceptionnelle dans le principe de droit mais le principe de droit c'est la liberté. Cheikh Béthio xam nañ ne mënta daw à l'âge de 76 ans ku ko xam ne ak li mu fi yilif ku ko bàyyi du daw. yaa ngi dégg su fekkoon ne dañu bëgg jàmm wala du acharnement wala du haine mais mën nañ ko mettre sous contrôle judiciaire comme ni ñu ko fi defalee ñu bëri. sëñ Modou. oui nga foog ni yoon ni mu doxalee noonu ndax bala ñuy wax nañ koy def liberté provisoire il faut ñu placer ko sous mandat de dépôt ay avocat am soog a bind pour ñu jox ko liberté provisoire. non déedéet waxuma liberté provisoire de yaa ko waxuma ko. sous contrôle judiciaire laa wax juge bi amoon na droit def ko amoon na possibilité def ko. liberté provisoire yaa ko tudduma ko. sous contrôle judiciaire laa wax te li ma wax lu ma xam la parce que nous ne sommes pas innocents de droit. yaa ngi dégg. mais une fois encore. nous sommes tous des Sénégalais. soyons sereins te bàyyi clan yi wàññi lobby yi. wàññi force yi ne ci ginnaaw pour créer problème sëriñ si on ne peut pas faire le Sénégal sans les religieux. sont une bonne partie du Sénégal. jaajëf sëriñ si nag dañu nooy. nañ jóg di jël seen responsabilité point. jërëjëf sëñ Modou ñu daal di dellu Thiès am na xabaar yu fay yees Babacar Fall. waaw Malal. loo nuy jox ci xabaar. waaw dama jàkkaarloog kaso bu Thiès. waaw ci kaso bi nga xam ni mooy maison d'arrêt de correction bu Thiès. Babacar. waaw xam nga dañu ni RFM ça s'écoute et ça se voit. waaw mais bëggoon nga wax nu ci ay melokaan buntu kaso ba miir ya ña fa dëkkaandoo yëpp nga wisaare ñu ko ba ku koy déglu ñu mel ne mu ngi koy gis. waaw miir bi de miiru kaso la rek miir bu tooju weex am ay barbelé ca kaw. maanaam ku ko bëgg a jóg ak yooyu buntu bu doomu taal la. ñu bind ci mat de Thiès maison d'arrêt de correction de Thiès kon oto bi dugal Cheikh Béthio dugg na ba wàccee ko convoi bi nga xam ne sax moo ko escorté woon ngir wàllu kaaraange moom it daje nañu moom sax léegi muy dëpp. kon ñu ngi ci buntu kaso bu Thiès nekk ci quartier 10e quartier bi nag dañ ko boucler Cheikh Anta Diop loola moom la ñu seetlu itam maanaam alkaati yi wër nañ quartier bi yëpp benn mindeef mënu fee jaar Cheikh Béthio mi ngi ci biir kaso bi. waaw ñu ngi ci biir kaso bi kon Babacar ni nga ko waxee ñun ñii tàmm nañu dugg fii ndaxte dañ fi daal ñëw di fi def si reportage parce que cour bu yaatu la boo duggee ci biir li ngay jëkk jot am na ay foo xamante ni ay cuisine la fa ñuy toggee ku rëy la am na it beneen mbaar mooy jot boo xamante ne da ngay jàdd sa càmmoñ foofu nag am na ay grillage yu ñu fa def foofu nag la ñu def néeg yi nga xamante ne fa la détenu yi nekk ci biir la mais kaso bu yaatoo yaatu la te xaw naa génn dëkk bi tuuti ndaxte ñu ngi ciy bind sax ci buntu bi sa IRAP Thiès et Diourbel mooy maison d'arrêt de correction de Thiès miir yu rëy la yoo xamante ne dañ koo barbelé am nag ay bougain vieux ci biir kaso bu yaatu la ndaxte daanaka kër yi ko wër sax bariwul. Cheikh Anta ku àlle la te it nag nit ñi ñu ci bëriwul rek faralul di ñëw fii waaye daal liñ ci mën a gis moom mooy jamono yi takk der yi bari nañ fi lool dañoo ériger ay barrières te it nag ñu ngi sol seen casque yooyu geetaru taxaw defe naa ne daal fii góoma na kenn nekk ñoo nga tey. Cheikh Anta. voilà kon Malal yaa nga dégg noonu Cheikh Anta ni mu ko expliqué. Babacar waaw Malal. ndax mi nga ma laajal Cheikh Anta càkk boobu lekk kaso ndax moom am na xayma ci lim ñi ñafal ñi ñu fa tëj. waaw Cheikh Anta Malal dafa bëggoon xam à peu près kaso bi ñaata nit ñoo fi denc. waaw jamono yi nga xamante ne ñëwoon nañu fi sax benn jiit jàkkaarloo woon nag ki nga xamante ne moom moo jiitee mag bi
dañ daal lim bi woon fii ne woon ne jéggi na dayo lool avance wul woon nag ci nombre bi waaye doon na wax nag naan jamono yi sax doon nañ jël ñenn di leen transfert di leen yóbbu ci yeneen i kaso kon nag ñu jàpp ne mag bu Thiès bi lim bi fi nekk toll bari na waaye nag ki nga xamante ne moom mooy yor mag bu Thiès bi moom bëgguwul woon joxe benn chiffre waaye daal prison di kaso kon nag mun nañoo jàpp ne Malal prison bu yottu la ñi fi indi daanaka bari nañu lool. jërëjëf Babacar. kon Malal ba ci kanam ci yeneen fànnu xew-xew tey bi fii ci daanu Kees mooy tëj kaso bi ñu tëj kaso Cheikh Béthio Thioune. jërëjëf Babacar mu bàyyi la ci buumu jokko bi may la nopp ji la déglu bu fekkee ne xabaar yu yees nga yitteelu ko ñu jàpp itam ni taalibe Béthio Thioune yooya démb dañoo demoon ca parking ba nekk fee ca stade Léopold Senghor tojate fa juróom ci ay bus yàqate ko am na ci yoo xam ne dañu ko tal ba mu ni jëppét aftu ni kon la mu xayma ci yàqute googu mat na 200 millions tey ci suba yabal nañ fa suñu ndaw Seydou Nourou Ba. ay client yu taxaw jàkkaarloog seen i bus yi nga xam ne daal moom la ñu jël ngir daal di liggéey yi seen i xol daal di metti lool. affaire dafa metti dafa metti pour un semal dafa metti carrément je dis mën a sulli yoo xam te ne kii wala man franchement parler moom instant yi moom lii daw sama xol moom ma rek maa ko xam. seen xol tàng lool ne lii daal du leneen lu dul ñàkk respecté mim réew. Babacar Ndiaye di gérant GIAFTU Sénégal di fi ñëwaat ci ni mbir mi demee. oto yi yàqu nañu complètement dañuy lakk ba xam te lakk bi ñu lakk moom daf ñu doy waar moo tax suba ba léegi ñun dañaa jaaxle léegi woo nañu suñu ay kilifa ñoom ñëpp ñu ngi ñëw pour xool pour constater débat dara desul ci kaar sànni rek moo ci des demat waaw clients yi ñu taxaw fii xool oto yi rek toog di jooy ci suba di jooy métti. ñu bëri ñi fi nekk fii ci parking bi daal di ay receveur contrôleur wala sax ay client dañoo daal wax ne lii daal ñi ko amal du ñeneen ñu dul ñii di cantakun yi njiitu GIAFTU Sénégal ne moom nag dafay xaar réaction police ak ministre bu intérieur bala muy daal di déposer plainte contre X. mais oto yi lakk na lakk bi nga xam ne kenn mënatu ko jëriñoo oto yi yàqu nañu complètement dañuy lakk ba xam te lakk bi ñu lakk moom daf ñu doy waar moo tax suba ba léegi ñun dañaa jaaxle léegi woo nañu suñu ay kilifa ñoom ñëpp ñu ngi ñëw pour xool pour constater débat dara desul ci kaar sànni rek moo ci des demat waaw clients yi ñu taxaw fii xool oto yi rek toog di jooy ci suba di jooy métti. fi mu ne nii nag ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ci bus yi nga xam ne dañ leen a lakk daanaka seen activité dafa daal di tax. maa nga noonu xabaar bi kon di Béthio Thioune gannaaw ba nu ko dégloo ñaar ci ay bis ca diwaanub Thiès tey ji jot nañ ko yóbbu ca procureur 10h45 maanaam fukki waxtu ba mu tegalee ñeent fukk ak juróom ci ay simili lañ ko dugal ci bureau procureur Ibrahima Ndoye mu déglu ko ba benn waxtu ba mu jotee sënkam ci la ko daal di dóor lii di mandat de dépôt ñu yóbbu ko ca kaso ba ca quartier 10e dib kaso boo xam ne jot ngeen dégg léegi ci tënk Cheikh Anta moo xam ne jot na fa dem ni soo duggee ci xàll wu yaatu ngay jàkkaar lool ci sat ndeyjoor am na suwaañ fa ñuy toggalee ñañu fa denc caabi féete leen gannaaw foofa la ñu daal di kon dugal Cheikh Béthio Thioune bon ko faa yóbbu nag waa GIGN noo ko yóbbu waa GIGN yooyu lëkkaloog waa Sémi galan gox ba kenn du fa mën a dugg mbaa nga faa génn dafa indi genn xeetu yëngu-yëngal mbaa salfañe gu mu mën a doon loola mooy li nga xam ne mën nañ ko jàpp ca Thiès jàpp leen itam ni takk derrière ña nga ca lim gu takko takku ca wowule diwaan ca diwaanub Thiès ngir kon matale karange gi benn waxtu jot na ba tegal ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay simili ñu xaarandi as tuut ngir indi leen xabaar yeneen. ñu daal di kon jël ci téléphone bi kilifa geneen ci wàllu diine di Serigne Saliou bu Alaaji Baara Mbacke sëñ bi Mbacke maa ngi lay nuyu di la ziar. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi lay fay bu baax. tabarkalla laaj bi mooy dégg nga ñu ni kaso ba ca Thiès fa la ñu yóbbu kii di Cheikh Béthio Thioune ndax am ay tuuma yu yoon teg ca kawam njàngat lan nga am ci loolu. waaw ginnaaw loolu nag ñu ngi koy mettitlu bu baax ci niñ jàppee ne dogal la bu yàlla dogal ci moom ngir mu war ko dal waaye di fàttali Sénégalais yi rek ne dama bëgg toujours rek ñu bañ ko yemale comme ñëpp comme ni ñu koy waxee parce que am na lu mu wute ak ñeneen ñi. dèjà yéen ci seen wàllu liggéey rek wane ngeen ne yemut ak ñëpp parce que depuis bi jëf yi amee ba léegi li tubaab di wax à la une moom ngeen ko def lépp lu ngeen journal bu mën a doon wala rajo ci moom ngeen di tàmbalee ci moom ngeen di tëjee kon dèjà wane na ne yemut ak nit ñëpp donc nag loolu tamit du tee yoon def liggéeyam
parce que yoon ku ciy jaar ku ne rek da nga war a bëgg ñu jaarale ci te jort naa ne moom en personne boo ko fekkoon fi mu nekk loolu lay wane. waaye tamit ci li ma jot a dégg ci li nga xam ne que moom la ki nga xam moo koy layal li mu wax lu ñu wax ne moom la am yoon nag bu ne nangam moom nga def wala lañ yaakaar moom nga def danañ am ab diir comme li jot a jàll li ñuy wax 48 heures wala li ñuy wax mandat de dépôt yoo xam ne dana leen may ñoom ci la ñuy gën a mën a gëstu ndax gis nañ fi ñoo xamante ni que téye nañ leen ab diir ñëw bis taxaw ñu ne leen defu leen ko woon loolu lépp ci waajaayu yoon la. waaye li may ñaan rek ñi nga xam ne ni que ñoom ñoo yor wàllu woowu justice bi xam nañ ne indépendant la xam nañ ne tamit bu transparent la waaye dañu bëgg rek ñu bañ ko yemale comme am citoyen yëpp déjà te loolu maa ngi ci am ay actes yu may rafetlu comme bi ñu commencé nee nañ dugal nañ ko ci chambre climatisée def nañ ko leneen ak leneen waaye di ko métti bu baax nag te di ñaan képp koo xam ne ni que rek jàpp nga ne yëf yi mën nga ci wax ci jàmm mën nga ci wax ci noo xam ne ni que dina oyof ci moom rawatina nag sunu yaakaar day ak ëllëg te jot nañ ne moom kenn ku nekk xam na ne saa su xëyee mi ngi li ko yàlla sant nekk ci lan may nit ñi jàmm te jot naa ne kuy wut jàmm ci kër jàmbur bu leneen xewee sa kër waxi nopp kon xam nañ ne mi ngi ciy def li mu war a def ndax saa su ne mi ngi dox jàmm ci kër yéen ñeneen ñi nga xamante ni nekkuñ ci biir keppaaram rawatina nag li nga xamante ni dafa xew ci biir keppaaram kon nag ñu ngi koy maslu bu baax te di ko bokk ak moom. te di ko xamal ne rek ne jàpp ne dogal la boo xam ne suñu borom moo ko bindoon mënul fexe ba jaas ci moom kon nag loolu daal lañ ci amoon lu ñuy wax di ko métti li bu baax nag te it di rafetlu tamit li nga xam ne ni que ñu ngi koy liggéey te jàpp nañu ñoom liñ ci def lu nekk rek dañ koy def ak seen tëraay bàmmeel waaye ñu sóoraale tamit li alxuraan di wax rek ndax mi ngi wax ne ñetti attekat yoo gis ñaar yi ñoo ci dem àjjana kon nag loolu tamit ñoom ñu sóoraale loolu bu ñuy àttee ñu àtte li nga xam te ni que mooy moom la leen yoon may ñu bañ ci am benn féete bu dul ci li ñu jàng te li ñu jàng mooy yoon loolu laa amoon lu ma ci wax di leen sant bu baax di leen gërëm encore une fois di ko méttilu te ñaan yàlla mi nga xamante ni ku feex moo la feexal ku am jàmm moo la ko may yàlla may ko te may ko jullit ñëpp rawatina Serigne Cheikh Béthio maa ngi koy sant bu baax jërëjëf. jërëjëf Mbacke di doom ci Serigne Bara xalif général Mouride yi nekkoon fii te yàlla woo ko ci wetam ñu wéy ci xabaar yi wax ni la ca fes tey mooy moom Béthio Thioune ma nga xam ni procureur ba def ko daal di def mandat de dépôt yóbbu ko ca kaso ba ne ca 10e lañ koy tuumal mooy dafa bokk mbaa mu lëkkaloog ay nit ñu faat doomu aadama la ñu koy tuumal bokk na ci dafa yore ngànnaay loo xam ne amul kayit ngir mu yor ko. la ñu koy tumaal bokk na ci itam dafa daal bokk ci kuréel goo xam ni ay nit ñoo fa ne di defee tojaange ak lu xóor yooya mooy ponk yi gën a fees ca la ñu koy toppee moom Cheikh Béthio Thioune njiital cantaku ni waaye du moom képp la ñu dugal ca kaso ba ndax itam am na ñaar fukk ci nit ñoo xam ni cantakun lañu ba ñu koy jàpp la ñu leen tegaale loxo ñoom itam boole nañ leen ak moom dugal leen ci biir kaso ba ndax ñeenañu ñoom ñoo ñëpp ñoo bokk lañ leen di tumaal ñu denc leen kon foofa ba seet 6 d'instruction bi lan na kon lay def ci seen i ay mbir ak naka lay yëf yee di mujjee jot ngeen dégg itam ci xabaar yi maître Ousmane Seye mii di layal moom Béthio Thioune mu ni ëllëg bu xëyee dina dugal këyit ngir ñu bàyyi ko bàyyi yéen di kuub nëggandiku ndax Cheikh Béthio du daw du làqatu te itam saa yu suñu ko yittewoo mun naa ñëw wuy sotti kanamu yoon loola kon ëllëg la ñu war a xëy def ko ci xabaar yi Thiès ca buntu maison d'arrêt et de correction ba foofa Cheikh Anta Diop ak kii di Babacar Fall di ndaw la nga xam ne RFM moo ko fa yebal ngir mu dooleel Cheikh Anta ña nga fa toog di ñu ko toppal ñuy dali kon jël itam xabaar yeneen yi bokk ci ay kilifa ci wàllu diine ci wàllu yoon ci wàllum jamono ci seen jàngat ci loola ngeen di déglu rajo Futur Média kaddu yu bàyyi ko fii ci studio Ndeye Eva Mbaye Malal Signor Diagne ak Aliou Diassa ñoo ci nekk Antoine Diouf ak Pape Mar Diaw ñoo nekk ci wàllu réalisation bi benn waxtu moo jot ba tegal fanweer ak ñeent nu jël ci téléphone bi ndaw soo xam ne sunu jigéen la noo bokk métier Jéemati Fall lay wuyoo soxna si Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Malal. laaj bi mooy lan mooy sa njàngat ci yëf yi fi xew barki démb ak tey jii ca Thiès. waaw li ma bëggoon wax ci mbir mi xaw depuis 2 jours wala 3 jours mooy bu ñu fàtte ne dafa am ñaari citoyen sénégalais yoo xam ne dañ leen faat. am nañu ay pap am nañu ay yaay am nañu ay jabar am nañu ay doom am nañu ay mbokk am na côté boo xam ne justice moo ko moom man wootewu ma pour faral
Jean wala pour faral Paul inculpé boo xam ne dañ ko def ci condition yu baax c'est très bien yàlla na ko inculpé yëpp am yàlla na ko détenu Sénégal yëpp am loolu taxumaa wax li ma bëgg a wax mooy dama bëgg a féliciter ministère de la justice bu Sénégal parce que entamé na benn chantier boo xam ne chantier bu important la boo xam ne soxal na citoyen sénégalais justice mu ngi def liggéeyam te façon boo xam ne gëj nañ ko gis te ñu ngi siy kontaan ñu ngi siy bëgg kontaanuma ndax dañu rey nit wala dañu tëj beneen nit wala ay nit dama kontaan ci fait que justice bi mu ngi dox ni justice bu juste bu égalitaire di doxee te maa ngi dellu si sama waxu njëlbeen bi aussi ma ne bu ñu fàtte ne ñi ñu faat dañu am ay mbokk dañu am ay doom dañu am ay yaay maa ngi leen seen famille yi daal maa ngi leen di exprimer sama compassion. jaajëf n'est-ce pas. waaw jërëjëf justice bi am na yoonam. mais tamit famille yi bu ñu leen fàtte. parce que affaire bi yëpp bu amee dafa fekk ne dafa am dañu rey ay nit rey bu ñaaw ba pare suul bu ñaaw. loolu moo tax justice bi intervenir. léegi bu ñu fàttee yaayu ñi gaañu ak seen doom yi ak seen famille yi ak seen jabar yi. waaw. jaajëf ñu bàyyi la ak Antoine Diouf Antoine Dédjet nee na dafay déglu rek ak jël ay xabaar léegi Jémati ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. jërëjëf Jémati Fall ñu daal di taaxir lu jël beneen kilifa ndax Babacar Fall mi ngi ci ligne bi. nee na nekku ci Papa Mar Diaw na ci taxaw ngir nu mën a jokkoo ak moom laaj ko tam xew-xew ya ca Thiès googa Antoine. waaw li ma mën a wax rek ci mbir mi moo di ñu ànd ceeg daal ndaxte mbir bu xewee ku nekk dafa am noo xam ne noonu nga war a waxee ñu éviter rek kaddu yoo xamante ne mën na yee fitna kaddu yoo xamante ne itam mën na yàq ñu bàyyi yoon mu def liggéeyam comme nuñ koy waxee. Parce que nag nañ jàpp ne citoyen sénégalais bépp bu fi nekk yoon yow la fi nekkal te je pense que li président de la République Macky Sall waxoon bu mu nekkee candidat waxoon na toutes les façons les citoyens sont égaux devant la loi. te buñ ko laajee ci wàllu sëriñ yi sax am na kaddu yu mu waxoon ci mbir moomu am na interprétation yu ñu ci defoon sax je pense jarul ñu ciy delluwaat mais je pense que bu ñu tegaatee yoon fu mu nekkoon maanaam li tubaab di wax restaurer la justice je pense que sénégalais yi dinañ delluwaat juboowaat ak seeni justice ñu jàpp mbir mi rek mbiru yoon ñu bañ ci dugal leneen ànd ceeg dal nag éviter itam li xew guddi gi passé Thiès ak fi nga xamante ne moo di parkingu Léopold Senghor waaw Léopold Sédar Senghor ñu làkk fa ay juróomi bus King Long ak ñett yi nga xamante ne yàq nañ leen je pense loolu yëpp réglé wul benn jafe-jafe au contraire day yokk jafe-jafe nañu éviter loolu parce que buñ ko deful ñun ñëpp ñooy sentir conséquences yooyu moo tax nag mbir mi dafa war a tax ba képp koo xam ne citoyen nga mun nga am maanaam opinion ci mbir mi sax mais je pense que opinion boo xam ne mun na indi réero je pense war nañ ko mën a éviter ci mbir mi Malal Junior. ñu fexe ba ku ci nekk ànd ak sa teeyum xel Cheikh Anta Diop mi ngi ci ligne bi Cheikh Anta. waaw Malal. xabaar yéen ngay indi. Malal. waaw Cheikh Anta Diop waaw Cheikh Anta Diop. waaw man xabaar foo leen toll. waaw maa ngi lay dégg bu baax Malal. waaw foo leen toll Cheikh Anta. waaw bon jamono yi jóge nañ prison bi waaye daal bi ñuy ñëw ak bi ñuy dem yëpp li ñuy gis ci yoon bi mooy askan wi génnoon nañu di xool ndaxte cortège bi tey li nga xamante ne ñoom ñoo gunge Serigne Béthio Thioune yóbbu ko ci prison bi lu xaw a doy waar la ndaxte ay oto ay takk der yoo xam ne dañoo geetaru ak benn blindé boo xamante ne bu bële la bu gendarmerie ci mooy benn blindé boo xamante ne moom laa doon wax ci fan yële moom la ñu gisoon ñu génne ko ci gendarmerie bi ba benn capitaine gendarmerie wax na ma loolu benn blindé la boo xamante ne pour transport de troupe la ñooñu nag ñoo ko gunge ak beneen ay 4x4 ay pick-up yoo xamante ne dañ ciy yab ay takk der
jamono yi nag prison ba dañ ko barricadé kenn mënul dugg foofu xanaa taskatu xibaar yi rek waaye nag askan wi borom kër yaa ngi génn taxaw ci mbedd mi di seetaan waaye nag liñ ci mën a jàpp rek mooy bi Cheikh Béthio biñ ko yóbbee ci fële nga xam ne moom mooy prison bi mel na di daal nit ñi bàyyi nañ leen ñuy dox seen soxla ndaxte fi nga xamante ne nag moom mooy tribunal yi ba léegi dañ ko ceinturé ndaxte ñaar fukki ak benn prisonniers yi nga xamante ne dañ leen waroon a inculpé tey ñu wax na nag ñoom ci mbir mi lañ bokk ñooñu nag bàyyeeguñ leen ba léegi juge d'instruction mi ngi jàkkaarloo ñoom di leen déglu waaye daal fi nga xamante ne moom la ñu yaakaaroon na xañ ne cantaku ni dinañ génn am ay yëngu-yëngal gisaguñ ko ndaxte takk der yi dañoo fees del fii ci Thiès quartier yi nga xamante ne moom la ñu yaakaaroon di ay Randoulène wala ay Hersent wala quartier yi mel ni ay Diamaguène ay quartier yi mel ni ay Parcelles ay Fayu di ay quartier yoo xamante ne cantaku yi génnoon nañu démb doon fa amal ay manifestation waaye mel na ne tey jii dëkk bi nee na tekk kenn yënguwul waaye daal liñ ci mën a jàpp mooy liñ fi indi ci ay takk der fii ci Thiès jéggi na doy Antoine Diouf ak Malal Jean Diagne. jaajëf moom Cheikh Anta Diop ñu laaj ko kon rek ni mu wax ñu yëf ya ca koñ ba gaañ a génn nañu di dañ kumpa ak yooya Serigne Modou Bousso sëñ Modou Abdallah Mbacke mi ngi ci téléphone bi Antoine ma bàyyi la ak moom kon ñu daal di jigoon jël sëñ bi Mbacke maa ngi lay nuyu. Malal. gannaaw ba ñu la siyaare nuyu la dara la ci RFM laaj bi mooy gan njàngat nga am ci yëf yi ni mu mujjee xew tey jii ca Thiès ba ñu yóbbu Cheikh Béthio ca kaso 10e. xam naa li ma ci njëkk a wax rek damay njëkk a wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci ñaari mbokki jullit mbokki taalibe yooyu génn àdduna. di ko jaale seeni mbokk di ñaan yàlla xaare leen àjjana. ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ahmadou Bamba. gannaaw loolu nag man xanaa rafetlu rek ndax lii mosu fee am lu mos am nag bu amee. nañ ko sante gan ñi. tey ñaan itam ni mu bañ fee yam ndax itamit am na yeneen yoo xamante ne itam lu mel ni lu Serigne Béthio yi am na yeneen yoo xamante ne ñuy tudd ay kilifa def nañ ko fii te ay loraang nga lay jur ci doomu aadama di ay julit di ay leneen ak leneen ndax boo xoolee mbir mi xew ci Serigne Béthio am na lu ko jiitu woon malgré du ci ayu ko Macky Sall waaye nag soriwu ko ndax mooy problème mu kanalu Cambérène bi itam xam ay kilifa ko jiite woon. kon ni ñu def sëñ Béthio itam kilifa yooyu nga xam ñoo woote woon loolu ba toj loolu itam liñ piloté ay doomu aadama itam nañ leen woo continuer impunité na jeex total ci dëkk bi ci côté yëpp moo xam ci côté kilifa diine la moo xam ci ku man di doon ndax ñun ñëpp ay citoyen lañ képp koo xam ne yaa ngi yor carte d'identité nationale sénégalais moom ak sabab boobu maral ñoo yam kon ñun ñëpp nañu tënku ci dëgg tënku ci yoon wi nga xamante ne moom la réew mi di doxee ndax sëñ Abdou Khadre Mbacké yàlla yàgg ko leeram daan wax ne ñi fi yàlla teg lépp loo xamante ne lu ñu kële tey seen diine ba ñu ne mu daarante ak ñoom mu daarante nag moom mooy topp loi yëpp rek nañ gëm loi yëpp te di ko topp rek mu bañ a yem ci sëñ Béthio ndax maa ngi koy ñaanal yàlla ndog mi yàlla tegg ko ndax ab jullit itam kenn du ko yéene lu bon. te tamit ak nu man di demee suñu njaboot la ndax njabootu Serigne Touba lay tuddoo. kon nag maa ngi ñaan ci kattanu yàlla ak yonente bi yàlla na ko yàlla dimbale. ba bu ëllëgee bu génnee ci lii. mu yaar ñu ñun kilifa diine yëpp. wasalaam. sëñ bi Mbacke. waaw laataa ngay dem laaj bi mooy tey jii cantaako ni gis nañu ni depuis ay bés ñi ngi yëngu-yëngal tey en tant que kilifa diine bokk ci yoonu Serigne Touba lan ngay wax taalibe yooyu nga xam ne ay taalibe Cheikh Béthio lañu. xam nga jëmmi cantaakun ci boppam bu fekkoon ne dañoo déggu cant li sant jariñ. ndax yàlla moo wax bu ngeen ma santee moo dolli leen. waaye lu ñu la war a kuy sant yàlla da nga bëgg ñu dolli lu baax yaakaar naa. kon maanaam lii lépp itam rek dafay dellu ci responsabilité yi ndax maanaam jëmmi kilifa diine dafa am loo xamante ne moom la war a comporté woo bu ko aju ci moom comporté woo loolu. ndax bu fekkee da ngay tuddoo Modou Abdoulaye Mbacke di la gis ngay def lu la neex mu bàyyi la ci. ëllëg ak si biir tamit lu la ci fekk aussi wax dëgg yàlla yàqute sa bopp waaye kilifa yi dana ci am responsabilité ndax Serigne Touba Mbacke mi ñu yaakaar dafa wax ni. nit ki booy dund di def lu la neex boo dee da nga dajeeg lu la soof. Sëñ Tuubaa bi ñu sant mooy jub ak jubal ak jaamu yàlla. keneen ku nekkul ci loolu lu nekk doonoo taalibe tey tamit doonoo alalu Sëriñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa amul lu génn l'islam Sëñ Tuubaa amul lu génn Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wasalaam. jërëjëf sëñ Modou Abdoulaye Mbacke moo daan wax noonu ci xalaatam ci yëf ya na mu xewee ca diwaanu Thiès te moom procureur ba daal di kon ànd ak 6 d'instruction ba. ñu daal di def ci mandat dépôt Cheikh Béthio Thioune ak ñaar fukk ci ay taalibeem ñu xaarandi ba léegi ay nit ñoo xam ni kilifa lañu ci wàllu wu mun a doon
yëkki seen kàddu ci rajo Futurs Médias ngir wax seen ab xalaat ci yëf yéen a mu xewee léegi nii ci diggu bëccëg bi ci daanub Thiès Antoine ñëwaat na ci studio bi Antoine. waaw xam nga mbir mi. boo xoolee sax bëri na ay chefs religieux yoo xamante ne dañuy woote mais man li ma bëgg a wax rek moo di nañ éviter daal def ko mbiru religieux nañ ko yem rek mbiru citoyen sénégalais ak yoon je pense bu ñu gisee yëf yi noonu du am benn lëj-lëj du am benn jafe-jafe. te bu boobaa nag ñu bay comme ni ñu ko doon waxee sànq ñu bay yoon mu def liggéeyam ñu xam ne yoon nu mu jëlee mbir mi depuis le début boo xoolee procureur bu Thiès lim ci wax ak mbir mi ni gendarmerie déroulé enquête bi nu ñu ci demee fële kër Samba Laobé ak ñoom seen ak tey fu ñuy yegg je pense que ça montre quelque part am na nu ñuy gérer dossier boobu te kenn warul bund xatal ñoo xam ne ñoo ko yore ñu bàyyi leen ak seen liberté bu fekkente ne def na y a pas de problème yoon dina am lu mu ko teg bu fekkente ni itam je nañ ko deful mais naturellement ñu bàyyi ko mu ñibbi këram mais nekkaguñ ci fànn googu ñu ngi ci phase placement mandat de dépôt yóbbu nañ ko ca kaso Thiès dixième je pense mën nañ jàpp loolu en attendant ba gis évolution dossier bi gis li ci yoon di waxaat avocat mi itam wax nañ ci bon maître Ousmane Seye sànq bi ñu ko déggee muy wax nee na on prend acte après liñ ko luñ teg ci ndodam maanaam les 4 chefs d'inculpation maanaam tuuma yi ñu teg ci kaw Serigne Béthio ñu jël Serigne Mbacké Madina mu Serigne Anta Mbacké mel na ni mi ngi ci téléphone bi ñu jokkoo ko ak moom ñu jël ko jokkoo ak moom sëñ bi Mbacké maa ngi lay nuyu. waaw kay asalaamaaleykum maa ngi lay fay bu baax. laaj bi mooy sa njàngat ci li xew. ci Thiès tey. sëñ Malal. waaw. waaw ginnaaw buñ nuyoo ñëpp. julli ci yonent bi tedd sallallahu alayhi wa sallam jéggalu suñu borom. jéggalu ñëpp. di baalu ak ñëpp te yeesal suñu taalibe ginnaaw te yeesal suñu collègue suñu diggal ñëpp ginnaaw bu ñu yeesal suñu taalibe suñu diggal Serigne Touba. di wax nag ne mbir mi fii mu toll nii. maanaam la ci war a jiitu mooy ñun ñëpp ñu ànd ak suñuy xel. ndax la ci ëpp solo mooy ñun ñëpp képp koo xam ne jullit nga wala koo mën a dekk am nga kilifa te kilifa googu am na nu muy doxale am na yoon wu mu tëral nga di ca dox. waaw léegi la ca des mooy la ñuy njëkk ànd ak suñu xel mooy kaso moom gàcce la ci côté duy gàcce ci côté ndax képp koo xam da ngaa tooñ ñu dugal la ci na nga xam ne dalee toroxal saa boo génnee bu fekkee dañu laa tooñ dugal la ci nag saa boo génnee seen mbir day gën a baax. kon loolu moom comme mbir tamit ñun tamit dañuy xam ne ay sénégalais la ñuy Sénégal dafa am lu fi dox. comme ni ñu amee l'islam nga xam dañoo am alxuraan di ci attewu lépp loo gis noonu lay demee. kon ñun Cheikh Béthio mi nga xam ne ci ñun la bokk ak lu mën a xew ndax ñun mënuñoo seeral kenn ak taalibeem Sëñ Tuubaa rek moo mën a seeral ki mën a nekk mu rek ci ko nekkut ñun ñëpp dañoo am yaakaar rek te topp ko di jéemooy ci ndigalam am na ci loo xam tamit comme suñ ci mbirum Sëñ Tuubaa la loola moom am nañuy kilifa suñ Cheikh Mati mi nga xam ne mooy jiite ñëpp mooy suñ kilifa ci lu mën a doon bu dee ci wàllu àdduna tamit Macky Sall mi nga xam ne mooy président de la République Sénégal mooy suñ kilifa ñun ñëpp ndax ay sénégalais lañu la ci des nag kon ñun comme ay sëriñ lañu damay bëgg nit ñi di fàtt di bàyyi xel dara maanaam mooy am na ci loo xam ne waxtaanoo ma déggoon bëkki démb loolu am na ci loo xam ne rafetul te tamit du lay rafetal ndax bu fekkee ab sëriñ nga yow nga nekkoon ci politique boo xam dañu laa xam ci ñëpp ci dara nga de ci wax bañ ne ko ba ay alxuraan yi nga wala xasaay di nga doon dugal sax yu jubut nga wol bi daw ci kaw sëriñ si loolu rafet te mën naa ñàkk rafetul nañ ko bàyyi xel bu wér ba ci seen mooy yéen ci di mu léeg-léeg ñi damay rafet seen liggéey bu baax waaye léeg dama koy ŋàññi ndax léeg-léeg da ngeen def émission yoo xam ne nii ñun dañuy bëgg dugg waaye da ngeen di bolekee ñenn ñi bu ko defee nit nag te doon na jaadu bu nit duggee wax ñu dara ba noppi ngeen ubbi ñu tamit ñu wax waaye invité benn waaye mu ñëw dal ci kaw sëriñ si lu ko neex te na mu doon dégg ñun xam nañ fa mu doon waxe kon loolu neexul dégg nga ndax moom moomee ñun xam nañ fa mu àttewu xam nañ mooy kan te doodul ci kaw ñooñu ci kaw murid la doon dal ñun nag ñu mën a xam ne ak lu mën a xew ay nit ci dëgg lañu waaye nag bëgguñ ko ñu yegg ci yenn yi waaw lu nekkul nag ci dara ndax ñu ngi jéggulu ñëpp ndax bakkan moom suñu borom moo ko njëkk a bind te yemaliwu ko dara kon ñu xam ne loolu tamit ñu ngi jaale mboolem koo xam ne faatali nga ci loolu rafetul waaw waaye nag comme yoon dafa am nañ ànd ak suñu xel te dal te xam ne li yoon rek moo mën a lijjanti dara ndax defe naa ñooñu ñu lakk seen i oto defe naa ne ñoom seen yoon nekku ci woon kon rafetuñ ci dara lépp lu ci ñaaw rafetluñu ko lépp lu ci rafetlu nag ñoom dañuy ñaan mu dégg ci dëgg ndax bu déggoo ci dëgg rek Cheikh Béthio moomu du doon dara ci moom waaw bu fekkee dañ koo tooñ danañ ko génn comme dañuy àtte nag àtte moom noonu rek la
waaw kon noo ngi jégalu kàddu yi lépp lu ci sikk ñoo xam ne ci ñun la. te xam ne tamit rek dañoo bëggut. ndax dëgg gi mooy képp ko sa morom jullit dugg ci kaso du la neex ba benn côté. jaajëf jërëjëf ñu gërëm ko moom moomu di sëñ bi Mbacke doon wax nañu xalaatam Papa Omar Diaw moom moo yore wàllu réalisation ak Antoine kon ñu jébal ñu yeneen nit ñoo xam ne am nañu yéene wax ci seen xalaat ci mbir mi du lenn lu mooy Cheikh Béthio ak taalibeem dañ leen a yóbbu ca kaso 10e ca Thiès ndax daa am ñeenti tuuma yu ñu teg seen ndoddu ni ñoom ñoo ko def bokk na ca yore ngànnaay bokk na ca mbootaay yi def ko ci lu xóor bokk na ca faat nit ba nekk ba noppi rob ko te amoo ca ndigalub yoon loola mën na si koo tënk ci kii tuuma yenu teg ci boppi Cheikh Béthio Thioune ca Thiès dégg nga ñu ni ca 10e takk jare dañu ko galan ba dugg ba génn ba doon loo xam ne lu xaw a gàll góosale ndax gaaña dañuy wattu karange gox booba ndax foofa la kaso ba nekk jot ngeen a dégg itam awakaawam am na lu mu ca wax mu ni daal ëllëg bu xëyee dina bind bataaxal ngir ñu sàkkul ko liberté provisoire. ñuy dellu Thiès fekkee fa suñu ndaw yéen fa toogal ñu daal di dékaatal ci studio bi Antoine Diouf Antoine. waaw xanaa ñu delluwaat rek Thiès fekki ji Babacar jël wala bokk def le dernier point foofu ca Thiès lu wër prison 10e. fi nga xamante ne foofu la ñu yóbbu Serigne Béthio Thioune Babacar Fall mu ngi en direct Babacar ñu def le dernier point. waaw Antoine. li nga xam daal moom lañ ci mën a jàpp mooy li des maanaam fu yëf yi mujjee ak itam kañ lay xew ak kañ lay doon ndax xam nga ni Cheikh Béthio Thioune mi ngi ci kaso bi fi mu toll nii avocat bi sax junj na mbirum liberté provisoire waaye loola nañ ko waxee sànq faaw juge d'instruction bi woowaat Béthio Thioune ci boppam def ko li ñu naan audition au fond du dossier loolu bu ko defee ba noppi ci la avocat yi di mën am pexe ak sañ-sañu laaj liberté provisoire maanaam ñu bàyyi ndëgganiku kon loola kañ lay doon juge d'instruction yi yu ñu mel léeg-léeg duñ ko paraxe ndax wàllu faat nit ak ñaar yi nga xam ne moom lañ faat ak anam wañ leen faatee loola kon mooy laaj yi fi ñu toll jamono ji te fi ñuy wax ak yéen itam bu weesoo Cheikh Béthio Thioune yeneen ñaar fukk ak benn cantaku ni nga xam dañ leen jàppoon ci mbir mi ñoom it ñu ngi ci tribunal bi ba léegi procureur la leen a déglu jébbal leen juge d'instruction kooku itam ñàkkul leen di yóbbu ci kaso bi beneen laaj bi ñuy laaj itam mooy ba xam Cheikh Béthio day wéy di nekk ci kaso Thiès ndax xam nga ni kaso boo xam ni la boo waxtaanee ak ñu waa dëkk bi naan xëy na lépp matewu fa te itam boo demee bërëb ba aw xàll la soo xam ni ay kër yu ndaw nga ciy gis maanaam kër yu takkuwul lool la ko wër bëriwul lool ndax kaaraange gi mate na foofa ngir denc ku mel ni Cheikh Béthio ci diwaanu Thiès mooy laaj bi ñuy laaj ba xam des koy transféré Ndakaaru wala beneen dëkk loolee yëpp fi ñu toll nii mooy laaj yoo xam ni amagul tontu waaye dëkk bi daal seetloo guñ fi benn yëngu am na sax ñu doon wax sànq ne cantakun yaa nga dem ca raay ba di fori ay xeer ak ñoom seen waaye loola dara wóoruñu ci waaye daal li ñu mën na am mooy xam mooy kaaraange gi ci li wër tribunal beeg ci yenn poñ yu nekk ci diwaanu Thiès kaaraange gi mate na gendarme yi ak police yi jokkoo di wër dëkk bi ak seet ba xam kenn du yëngu. jërëjëfati Babacar Fall ak Cheikh Anta Diop ñoom ñoo nekk ca Thiès dinañu dikkaat ak ñoom fi léegi lu matul ay fukki simili ci xabaar yi ñu mën a foraatu foofa kon li gën a fees tey ci ëtt bi mooy Cheikh Béthio Thioune ak ñaar fukk ci taalibeem procureur bu Thiès ak 6 d'instruction ba dóor nañu leen mandat de dépôt yóbbu ca kaso 10e tey foofa kon la ñuy fanaan la ñuy leen di tumaal ñeenti ponk la yoo xam ni bokk na ca dooni nit ñu def seen i mbootaay di defi luuxur ak tojange bokk na ca bokki faat nit ba noppi suul ko ci loo xam ne amulu ca këyit bokk na ca tam yore ngànnaay te yoon mayu la nga yor ngànnaay soosa loola mooy la fa xew lii kon mooy xabaar yi dugg bëccëg gi ci RFM rajo Futurs Médias ni rajo la boo xam ni des koy déglu say nopp mel ne yaa ngi jàkkaarloog moom di ko gis Jaasi Aliou moo nekkoon jàll xarale malal siñor ci kàddu gi Antoine Diouf itam jàppoon na ci ak Fakumar Diaw ak Mamadou Mouhamed Ndiaye nees tuut kals ñëw ak yéen ci seen émission Real One jërë ngeen jëf nañu yendu jàmm. Publicité sur RFM. Agence nationale bu statistique ak bu démographie ñooy amal ci ndigalu direction générale des impôts et des domaines benn enquête de satisfaction boo xam ne dafa jëm ci contribuable yi lu ko dalee fukki fan ci weeru avril 2012 enquête boobu liñ ci namm mooy xam
attente contribuable yi ci direction générale des impôts et des domaines. direction générale des impôts et des domaines ak agence nationale bu statistique ak bu démographie ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax te di leen ñaan ngeen dalal enquêteurs yooyu te it di rafetlu jàppale gi ngeen leen di jàppale ngir ñu mën a jot seeni objectif waaye mbokk yi jàpp leen ni lépp lu ngeen ci wax kenn du ko xam te kenn itam du jëfandikoo laaj ak tontu yooyu di dox seen diggante ak ñooñu ñuy yónni ngir ñu ñëw laaj leen mbokk yi agence nationale bu statistique ak bu démographie ak direction générale bu impôts et des domaines ñoo ngi leen di gërëm di leen sant. yaay bu nekk li ko soxal mooy dundal njabootam te di ko aar moo tax Nestlé Cerelac indi leen Bifidus BL probiotique bii aar seen doom Bifidus BL day sàmm seen doom ci lépp luy jëm ci biiram ba tax muy wone mbégte saa su ne Nestlé Cerelac léegi am na Bifidus BL. yaay ni sa càkkri amoo moroom benn nga fi. maam sa salade de fruits bi benn fi ñoo rek. Nini tuuti amoo moroom benn nga fi ni sa cere ji. sama rak soo bi nga defar amul moroom benn la fi. déedéet yow yaa amul moroom benn nga fi. ñu ràññee ko jamonoy maam ba tey caf ko Gloria bu neex te far bii day bégal njaboot gi yépp. Gloria amul moroom benn la fi. lii ka neex waay dinaa fay sama facture. waaw man tamit léegi laa yónnee xaalis sama nijaay lii moom dox na. waaye lu xew yoru leen dara ba pare kontaan nii lii de mësuma ko gis. yow yëgoo lii xew boo yónnee xaalis wala nga fay sa facture ak Orange Money ñu may la crédit si lu toll 10% njëg di nga yónnee. man sax damaa war a yónnee sama maam xaalis. yónnee mooy gañe ñun waa Orange jàpp nañu ne wóolu bi ngeen ñu wóolu tax nañu war leen delloo ñu kël saa su ne moo tax fii ba fanweeri fan ci weeru juin saa boo leen yónnee xaalis wala ngeen fay seen facture ak Orange Money Orange may leen crédit lu tolloog 10% ci njëg bi ngeen yónnee wala bi ngeen fay ci facture bonus bi nag si réseau Orange rek ngeen ko mën a jëfandikoo te mënoo leen ko yónnee. Le bonus change avec Orange. La vie change avec Orange. Vous nous écoutez sur le net sur rfm.sn. Bienvenue chez vous. JNFM rajo bi amul morom JNFM rajo bi neex na lool JNFM pero la fi du fi ñaar RFM il est 14h les brèves Aminata Goudiaby. Écoute sur RFM. Bonjour, Cheikh Béthio Thioune en prison. Le guide des Thiantakoun a été inculpé et placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Thiès. Plusieurs chefs d'inculpation pèsent sur lui, entre autres complicité d'homicide, recel, inhumation de cadavres sans autorisation et association de malfaiteurs. Ses avocats vont introduire demain auprès du juge d'instruction une demande de mise en liberté provisoire. Éducation à présent, la section QSEMS du lycée John Fitzgerald Kennedy n'est pas d'accord pour une levée du mot d'ordre de grève. Les professeurs de ce lycée demandent d'ailleurs la démission de Mamadou Mbouch de la tête du QSEMS. À Matam également, il n'y a pas eu de cours ce matin malgré la levée du mot d'ordre du QSEMS. Le collectif des élèves persiste dans sa logique d'une année blanche. Le proviseur du lycée lance un appel aux parents d'élèves pour sauver l'année scolaire. Les femmes de l'Alliance pour la République face à la presse à 17h, rencontre prévue au quartier général de la coalition Macky 2012 à Liberté 6. Hors de chez nous, la CEDEAO est à Abidjan, en capitale ivoirienne. C'est pour une réunion d'urgence des chefs d'État sur les questions maliennes et bissau-guinéennes. Le président sénégalais Macky Sall assiste à cette réunion. Tout de suite, l'Olof. leen di jaajëfal Cheikh Béthio Thioune nag ma nga ca kaso bu Thiès ba moom nga xam ne moom moo jiite Thiantakoun yi nag teg nañ ko sous mandat de dépôt foofee ca kaso capitale du rail moom nag daaniñ ko teg bokk na ci homicide ak suul daal ay nit kenn santu koko
ak it ñi nga xam ne ñoo di ay avocat am sax nee nañu fileeg suba daañu def ab mandat wu mise en liberté provisoire daañu ko déposé ñu wax jëm ci wàllu éducation ñi nga xam ne ñooy waa section CUSEMS bu nekkee ci lycée John Fitzgerald Kennedy ñoom nee ñu d'accord ñu benn yoon ñuy dakkal grève bi ñoom sax nee ñu dañuy sàkku ci Mamadou Mbodj mu jugee ca bopp CUSEMS ba nee nañ daal dafa war a démissionner ca Matam itam tey ji ci suba cours amu fa gannaaw sax ñi nga xam ne ñoo di waa CUSEMS wax nañu daal dañ ko war a dakkal kuréel gi nga xam ne moom moo ëmb élèves yi ñoom ba léegi